wax ci la jotaayu xibaar daañu dalal ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Serge Malou moom mooy directeur bu financement ak itam partenariat ca ministère de l' agriculture ak itam équipement rural maa ngi lay nuyu Serge. Cheikh Diop maa ngi lay nuyu di la sant bu baax a baax. jërëjëf gis nga ko ci élément bi nga xam ne moom la ñu mujjee teg ñuy wax ci wàllu mbay mu mel ni itam am nga ci pàcc woo xamante ni yaa ngi koy def ca ministère wi nga xam ne moom la ñu dénk wàll wi ngeen bootu ci lépp lu ñeel wàllu financement bi est-ce que nga mën nga dikkaat ci anam wi nga xam ne moom ngeen koy doxalee. waaw di la sant rek di la nuyu di la sant Cheikh Diop di nuyu aussi ensemble équipe bi yëpp nekk ci ginnaaw di nuyu kilifa télé bi di nuyu aussi téléspectateurs yëpp. li may wax rek mooy daanaka waxtu bi ñu nekk nii ci réew mi fi mu toll nii daanaka xëyu ndaw yi la ñuy wax. donc xëy ndaw yi aussi mënuñu ko wax te waxuñu agriculture parce que mbay mooy principal mooy li njëkk daal ci li nga xam ne moom mooy jël xëy yu bari xëy ndaw yu bari te bu ñu xoolee depuis année 80 yi marqué par les politiques d'ajustement structurel xëy ndaw yi dafa xawoon metti bu baax a baax ba président Wade defoon na ci ay jéego teg na fi ay instruments comme fonds comme FNPJ ci woon ci régime am mais dañu seetlu ne Macky Sall président Macky Sall ba mu ñëwee ci réew mi depuis 2012 teg na fi ay instruments yu bari comme Prodac comme FONGIP comme FONSIS yooyu yëpp pour mën a ñoŋal xëyu ndaw bi looloo indi aussi ci wàllu agriculture vraiment mu doon comme ni ma ko waxee sànq principal moteur u dëgg-dëgg pour xëyu ndaw yi tey bu ñu gisee am na Prodac boo xam ne teg na ko fi pour les jeunes teg na aussi d'autres instruments boo xoolee ñun au ministère de l'agriculture l'équipement rural am nañ benn fonds bu ñuy wax PIESA le fonds d'intensification et de soutenance agricole fonds la boo xam ne tey mi ngi toll ci 6 milliards te fonds boobu juste pour encadrer ndaw yi ñu mën a wax dëgg yàlla am ay xëy am na beneen fonds aussi bu ñu wax Proval VC ak Agri Jeunes de 54 milliards mais fonds yëpp boo gisee dinañ ci am ñaar dinañ ci am xëyu ndaw yi mais également dinañ ci am base productive bi maanaam la production dina yokk bu baax a baax parce que bu ñu xoolee jéego yu ñu def ci agriculture de 2012 à maintenant le président Macky Sall on a battu sous son régime des records et des contre-records par exemple gerte bi ñuy wax gerte bi jóge nañ ci production wu 1,4 million tonnes tey ñi ngi ci daaw 1,4 million tonnes ren ñu ngi ci 1,8 million tonnes daaw aussi ci ceeb ñu ngi woon ci 1,115 tonnes ren ñu ngi ci 1,4 tonnes c'est-à-dire que mën naa ko toppante noonu ba 18 filières yëpp jeex tey boo gisee tey gerte bi wàllu gerte bi mu am coow lu bari c'est parce que acteurs yi daaw ANSD dafa ne baykat yi daanañ ko dugal nañ seen gafa 111 milliards 111 milliards yoo xam ne demul ci gafa état dafa dem ci gafa baykat yi ça veut dire que agriculture dugal nañ ci ay investissement yoo xam ne moo tax record yi moo tax daanaka la ñu bay mën a bari loolu te tey boo xoolee ci financement yi am na ci matériel agricole le matériel lourd mooy matériel agricole yi nga xam dafa diis dañ ko subventionné à hauteur de 60 à 80%. Le matériel léger à hauteur de 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui kii nga xam ne mooy njiitu réew mi xam na ne bu baax a baax tey dëkk bi bu ñu bëggee mu dox il faut que ñu dooleel agriculture parce que ba ñu demee ci Covid bi dafa ñëw ndënmeloo économie Sénégal. Sénégal dem ba toll ci moins 0,7 la dem de croissance avec la Covid. Il a fallu ci campagne bi nga xam ne moom lañ dem campagne bi président dugal ci 60 milliards ba mu ci dugalee 60 milliards ak jumtuwaay ak stratégie moo ñu permettre tey taux de croissance bi nekk 1,9 léegi nag li ci am mooy mënuñu wax xëy ndaw yi te xalaatuñu agriculture parce que mbay rek moo mën a jël lu bari yi nga xam ne activité parce que boo xoolee tey 70% de la population sont jeunes. ay ndaw lañ. te bay il faut que mu am ay ndaw yu am kattan am doole mën ko def mag mënta bay. donc xale yi tey il faut que ñu tegal leen ay cadres yoo xam ne
adéquat ñu mën a dem ci suuf yi mën a bay état accompagner leen. ci loolu yéen yeneen stratégie ngeen teg pour mën a convaincre ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ndax itam boo gisee koo xamante ni jàng na ba am yenn lijaasa yi tey amaana mën na ne man du ma bay parce que waruma bay et que am naa sama ay diplôme yéen lan ngeen teg pour mën a dox ci xelu ndaw ñi wala boo ko jëm leen a yedd pour que ñu mën a dem ci. pour man communication la. lu ci bari aussi may nangu ne ñun daanaka service état yi dañoo manqué communication juste avec les acteurs. tey ñun lu ñu teg ci jumtuwaay yi wax naa la les différents programmes yi fi nekk. tey leer aussi il faut mu leer ci bopp nit ñi. mooy amul benn business boo xam ne maanaam jënd ak jaay. wala def affaire yoo xam ne mën nga investir benn am ñett. y a que dans le secteur agricole maanaam mbay rek moo la mën a permettre tey nga mën a am bénéfice bu war te loolu aussi il faudrait que comme ni ma ko defee nii yeneen services yi aussi mën ko def mën a communiquer xëcc ndaw yi parce que le programme d'urgence bi nga xam ne le chef de l'État def na ko le 22 bi mu jógee ci conseil présidentiel bi chiffré ko à 450 milliards boo xam ne dafa réorienter le budget pour mën a dugal loxoom ci xëy ndaw yi mais les 450 milliards loolu pour accompagner le financement des jeunes à travers des projets innovants comme projet yi nga xam ne ñu ngi ci agriculture wala yeneen te loolu pour man xam nga agriculture balaa muy nekk yëfu business yëfu xam-xam la et on a dañu yor au niveau du ministère de l'agriculture de l'équipement rural ay ndaw yoo xam ne wala ay borom xam-xam yoo xam ne bu ndaw ñëwee danañ la tàggat. formation bi waaw surtout formation. formation bi aussi c'est très important parce que tey du ma xëy suba ma ne damay dem bay te xaw ma fan laa war a bay ak nan laa war a mën a def ba mu meññ. mais loolu laa lay wax xam nga tey avant muy nekk waxu business. L'agriculture est quand même une affaire de science xam-xam la donc boo ko xamul mënoo ko def mën nga nërmelu ci investissement bi donc man dama bokk ci nga xam ne gëmuma ne nit wala ndaw mën nga jël ay financement jox ko te formé woo ko formation mooy première éducation boo xam ne vers l'emploi ay fonds yi nga xam ne ñi ngi koy def jël xaalis di ko passer ci ndaw yi mais du am impact. Il faut un encadrement solide une formation avant nit ki di dugg di am entreprendre l'entrepreneuriat sans formation c'est voué à l'échec. daañu ci ñëwaat voilà daañu ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi dañuy des ak gan gi waaye tam wéyal li nga xam ne moom moo di xibaar yi xam ngeen ne Covid 19 laal na fépp ci àdduna wërngal këpp waaye fii nga xam ne moom moo di ci tundu Afrique yi itam mën nañoo def kéem kattan ndax itam li ñu jot a loru ci jàngoroy coronavirus ñu def xool nees mën a def ba mën ko dabu jaarale ko ci ay vaccin du samay kàddu nag ki ko xamle di Maguette Wade xam ngeen ne fonctionnaire la woon ca BAD jamono yi nag moom mooy maire bu Ngaye Mékhé ginnaaw itam après téere woo xamante ni daal na koy jukki wax ci noo xamante ni nees mën ko def ba rek moytu yenn ci ay ndëggu sërëx yoo xamante ni dinañu mën a jëmale ci ak ndóol Cheikh Anta Diop ak Seylatir. Maguette Wade di maire ab Ngaye Mékhé nekkoon fi fonctionnaire ci banque africaine de développement génne ab livre bu bees bu mu duppee banque africaine de développement ay coppite ci wàllu gouvernance ak ndëgg sërëx yi nekk ci wàllu xeex wàllu ndóol. dama liggéey ci fu ñuy wax banque africaine de développement lu war a mat ñaar fukki at ak ñaar ci niveau yu bari nag ñu dem ba 2021 muy presque lu ëpp 60 ans ñu nekkaat ci di tourner fi nekkoon te diggante bi. tijjil leen fi banque bi dëkk yi nga xam ne ñooy pays yi nga xam ne duñu pays africain ñu ñëw dugg pour ñu gën a dooleel banque bi mais xool nañ ni ban duggee itam li nga xam ni leen dugal li ci ëpp it dañ koy jëlaat ndax biens yi bu ñu lancé appel d'offre Afrique amul industrie buy produire dara loo xam ne ñu ko sonn Afrique defarul ay ordinateur defarul ay caméra lu ci bari dañ koy jënd ci ñoom ñoo koy gañ muy ay Chine ay Turquie et cetera. bu fekkee dañoo bëgg a dindi ndóol bëgg a développer pays africains yi ni ñu yore banque bi il faut ñu yore ko taxawaayu africain bu mat sëkk am fayda ju mat sëkk am courage bu mat sëkk. fexe nag ba teguwaat ci raay bi ngir Afrique suqaliku ndaw ñi amum xëy loolee la ñu war a def. africains yi gouvernants yi experts yi fokk ñu wax ci feebar yi am nii itam banque bi mënoon na. ni ñun kat dañoo bëgg vaccin boo xam ne ku nekk ngi def sa vaccin ci sa continent ñu def vaccin boo xam ne Afrique ko moom. di ab livre boo xamante ni génn na ci édition L'Harmattan bu Paris maire Ngaye Mékhé di Maguette Wade nag doon def lancement bi fii ci Ngaye.
jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu dellu siwaat ci ki nga xam ne moom moo di suñu gan wax ci financement yi nan ngeen koy tëralee ginnaaw itam bu ngeen amalee li nga xam ne moom moo di formation bi ba noppi ndax ndaw bi day ñëw ne leen dama soxla temps ci ay koppar ngeen jox ko wala nan lay demee financement bi. ni muy demee mooy xam nga ñun au niveau du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. mooy bërëb bi nga xam ne foofu la ñuy maanaam saytoo lépp lu dem ci agriculture am nañ ANIDA agence nationale pour l'insertion et le développement agricole ay ferme la yoo xam ne daanaka ndaw bi nga xam ne dafa bëgg a investir ci wàllu mbay bu ñëwee ministère ba noppi lu ñu koy njëkk laaj mooy il faut avoir un projet te projet mooy maanaam nga tënk la nga bëgg a def ci kayit boo ko mënul def ay techniciens jàppale la de sorte que nga tënk ko nga defar ko boo ko defaree ba pare ñu orienté la xool nañuy def ak yow tey dama lay jox benn exemple bi nga xam ne mooy le fonds Covechien bi nga xam dañ ko bokk ak yeneen i kuréel yeneen i secteur comme le secteur de l'élevage ak yooyu dañ koy def nga xam ne mën nañu financer ba 25 millions ay femmes yi nga xam ne ñi ngi ci liggéey dans la transformation. ak mbayum dër mi. ak mbayum dër bi parce que qui dit c'est dans la sécurité alimentaire. et booy wax sécurité alimentaire yaa ngi wax mbay yaa ngi wax càmb yaa ngi wax napp yaa ngi wax yeneen jumtuwaay nga xam day permettre nit ki mën a bay li muy dundee. donc loolu boo ko defee même projet bu baaxul on a des techniciens qui qualifiés. yoo xam ne dinañu jël sa projet danañ ko saytu danañ la dimbale danañ aussi contracter ak benn banque boo xam ne dana la accompagner. léeg-léeg nag ñu am ci njàkkare comme tout parce que calamité naturelle day am des fois di nga investir dans le domaine agricole taw bi bari wala taw bi néew yàqu-yàqu yooyu. boobaa nan ngeen lan mooy nekk seen taxawaay. waaw boobaa taxawaay bi comme ni may wax rek ñun dañ fi nekk pour le service public. service public mooy maanaam accompagner ndaw bi nga xam ne parce que nee naa la ñaar la ñu am ñaari défi emploi des jeunes ak surtout le défi d'augmenter la production parce que Covid bi ñu jëm ni dafa wane ne carrément suñu dëkk yi dañu war a gën a liggéey. dañu war a gën a liggéey pour bay li nga xam ne moom la ñuy dundee. ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire te ci souveraineté alimentaire boobu bi ñu gisee Sénégal autosuffisant en pomme de terre ak oignon mais yeneen yi comme ceeb du ak pomme de terre ak ceeb ak yeneen jumtuwaay yi yeneen yi nga xam ne mooy ferñeent yi. Sénégal autosuffisant wu ci. moo tax boo xoolee dans le PAP 2 accéléré ajusté yi nga xam ne mooy programme référentiel bi tey. le président dafa instruire le ministre de l'agriculture ñu travailler ci benn programme de souveraineté alimentaire nga xam ne Sénégal dina bay li nga xam ne moom la ñuy dunde mais bay li nga xam ne loolu la ñuy dunde ñan ñoo ko mën a def mais mooy ndaw yi. parce que comme li mu la sànq ay mag mënuñoo bay. bay benn bii la soxla. bay dafa soxla naaj. dafa soxla ndox. dafa soxla ay ndaw yu am kattan mën koo bay dafa soxla suuf mais aussi dafa soxla jiw yooyu yëpp buñ ko boolee mooy indi agriculture bu baax ñu des ci suuf si parce que tam bëri na ay baykat yoo xamante ni wala ay ndaw yoo xamante ni bëgg nañoo bay waaye ñu am li nga xam ne moom moo di suuf jafe-jafe la. waaw suuf nag wax dëgg yàlla xam nga suuf tey Sénégal dafa doon benn compétence boo xam ne transféré la parce que boo xoolee tey collectivités locales yi ñoo yor tey dans le cadre de la territorialisation ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne seeni collectivité suuf yi fa nekk ñoom ñoo ko yor loolu nag mu mën ci d'accord ak yow moo tax je pense que le chef de l'État wax na ko récemment que le problème foncier commencé woon nañ entamé na woon discussion yi boobu moom moo ouvrir woon benn collectif pour ñu réfléchir sur le foncier au Sénégal mais bañ demee ba ci biir moom ci boppam nee na moo ko bloqué woon mais foofu may d'accord ak yow parce que mënuñu bay sans pour autant ñu joxe suuf si donc collectivités locales yi maires yi nekk ci différentes communes yi wax dëgg yàlla nañ ñu accompagner état bi dans la production et dans la recherche de l'emploi ci bay bi ñu mën a jox nit ñi ay suuf ñu mën a bay ñu desandi ci coowal suuf loolee nag collectivité yu notable lébu yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Tëngéej ñoom ñooñee nag ñuy sàkku ci ndaw ñi nag ñu mën a des dekk loolu nga xam ne moom moo di ci suuf di coowal suuf ndax itam mën nañ jàpp ne lu mel bu ñu ko moyoo ndaw ñi mën nañoo am xëy sa bés bu yàlla sàkk nag bu ñu xëyee am foo xamante ni dees ma dafa dem ngir rek daal di daan seen ak doole dañuy teewlu Mamadou Diop Thioune moom nag kenn la ci ñooñu ci micro Abdou Diouf Diagne. ku yàbbar Sénégal rek war a am kersa ak fàttaliku ci ne
ay kàngam yu fi yàlla tegoon ku mel ni Bato ñuy rafetlu taxawaayam ci li nga xam ne mooy jël suuf soosu naatal ko jëloon juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti famille ñuy daan seen doole ak bët Sénégal ñu wax ne bët Sénégal bu Macky Sall demee taxaw jam ñaago ne dafay utal xale yi liggéey waruñ ko okk ne ko Macky fi nga taxaw mooy bët Sénégal que bët Sénégal en 1974 fukki junni ak ñeent ci tonne la daan yóbbu te daan na jël juróomi téeméeri nit yoo xam ne ay boromi kër ak juróom-ñett ak ñeent fukk ak juróom-ñett fa ñuy xëy di daan seen doole bés bu nekk Sénégal gépp xam ko Afrique xam ko àddina bi xam ko ngoon nag bu fekkee ne Macky dafay andi mbéy na ko tàmbalee jam ñaajo wàllu mbay moomee nag ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ ñu gën koo ñoŋal fii ci réew bu Sénégal waaye itam yokk payeeruk ñi nga xam ne nag ay à la traite lañ yu ni mel confédération démocratique ak itam syndicat libre du Sénégal ñoom ñoo ko yëkkati di ay jafe-jafe yoo xamante ni nag bu ñu sañoon dañ koy rek du mooy ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo si secrétaire général ba di Ibrahima Sarr ci micro Alxasan Ba. ndaw ñi nag di tàmbali seen activité ku njëkk andi seen ndimbal ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy détenus yu fi nekk fii ci camp pénal. On a décidé de jafe-jafe la ñu am ci wàllu technique bi daañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo wala boo ko ñu digtal leen élément bi. mu leen dundal naam sax président mu ngi jàppale xale yi pour ñu mun a liggéey mais du retraité yëpp ñoo am doom ñoo am xale ñu mun a liggéey am na ñoo xam ne dañu dem ba màggat du ñu am doom yàlla du leen wërsëgal doom yu muy la liggéey mais ñooñu it war nañu leen gëstu ñëpp pour ñu mun a am lu ñu dundee waxtaan nañu aussi ci li jëm ci gardien ak agent de sécurité maanaam boo seetloo ñun dañu fanaan nelaw di noppalu am ñi fanaan di ñu xoolal suñu bopp ak suñu alal ñooñu nag waruñu ndóol waruñu nekk yoo xam ne duñu leen payor bu baaxul ñi nekk ci bâtiment maanaam ñi tabax ñooñu tam boo seetloo ni leen di liggéeyloo surtout entreprise chinoise yi ñëw fii ñu jox leen marché bu rëy ñuy liggéeyloo nit ñi ñoo gën a yées ñoo gën a arrière boo seetloo sax li xew ci usine Karo bi nekk Sindia nga xam ne secteur bâtiment dafa ndóol dafa am problème yu bari. mbokk yi ñu ñëwaat ci suñu gan Serge bëggoon nañ gën a yaatal waxtaan wi waaye mel ni waxtu wi moom moo ñu tënk lan ngay digal ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi jëmale ci wàllu mbay. waaw li may terminer rek mooy di la sant di wax ne le président de la République. ci conseil présidentiel li mu wax leer na teg na fi benn programme d'urgence et pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. programme bi nga xam ne mooy 450 milliards. mooy xëyu ndaw ñi léegi li ñu war a def mooy ndaw yi nañu rapproché wu ci ministères yi comme le ministère de l'agriculture le ministère de la formation professionnelle ñu am nañu ay techniciens yi nga xam ne ñi ngi foofu mën leen encadrer mën leen jox ay conseils pour mën nañu am ay projets bancables xëyu ndaw yi mën ko régler surtout dans le domaine agricole. Voilà foofu nag laa lay remercier di remercier ñëpp di remercier également seeni téléspectateurs di leen sant di baalu ñëpp ak di la baal ak. jërëjëf ñu lay baal ak ñu itam bu baax a baax may fàtte rek mbokk yi moom mooy Ibrahima Serge Malon nag moom mooy directeur bu financement ak itam partenariat ca ministère bu agriculture ak itam équipement rural moom lañ doon dajale wala boog moom lañ doon waxtaanal ci lépp lu ñeel wàllu mbay ak itam xëyub ndaw ñi fii ci réew bu Sénégal mbokk yi xibaar woo xamante ni dab nañu léegi bi ñuy amal mbir mu ni mel nag di ab jàmmaarloo diwaan bu Fatick ca Diohine ci diggante ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ak itam way takk der yi suñu ndaw mi ngi ci bu mu jokkoo bi Aminata Goudiaby maa ngi lay nuyu Aminata bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi moom moo ñu baaxee boobule xibaar di rek jàmmaarloo ci diggante way takk der ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ak itam ndaw yu jooyi nag ci ana lan moom moo ko waral nag ba tax itam ñoom ci ab marche woo xamante ni ñu ngi ko doon def ba tax ñu bëggoon leen ko lankal mu mel ni nag loolu moo soobee boobule jàmmaarloo Aminata Goudiaby suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Fatick bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi ñu dalal ko mu daal di ñuy jukki la ca gën a fës Aminata mu mel ni nag daañu dikkaat ci boobule xibaar nu mu gën a yaatoo ñu wëyal ko wax ci leen
du ñàkk daañ jokkoo ak moom laata rek xibaar yi di buur diwaan bu Fatick nag mu mel ni ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi nag jamono yi ñoom ñoo fas yéene tàggat ay ndaw yoo xamante ni nag mujj ñoo dugg école te seeni at toll ci juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak juróom nag ñoom lañ fas yéene tàggat ngir rek buñ ci noppee mën a am ci loo xamante ni